nuwaat nañ leen yéen ñi nga xam ne yéen a seetaan Dakar Buzz di leen jaajëfal di am mbégte saa suñu jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu ngi dalal koo xam ne Khalifa lay wuyoo nekk rappeur artiste compositeur Khalifa ñu ngi lay nuyu. yasaay aouzu billahi minal sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Bacha Maam Ressa Diop bëgg baay alors ñu ngi nuyu sénégalais yëpp yi seetaan di leen nuyu yéen waa Dakar Buzz yasaay noonu la demee tamis bi chemali maa ngi koy wax léegi rappeur nga artiste compositeur fu liggéey bi toll est-ce que yaa ngi ci album yi ak yooyu. waaw Khalifa rappeur la yàlla def na depuis bi ñuy xeexal suñu askan en tant que porteur de voix en tant que làmmiñu askan wi yàlla def ñu dugal ñu ci kaso bi tuumaal ñu sosal ñu bi ñu génnee tombeel nañ ci coowu pétrole bi am Sénégal coowu scandale boobu noonu xam nga alors scandale boobu bi mu amee en tant que porteur de voix aussi dénoncé nañ ko te def nañ ci single xam nga pour sensibiliser sénégalais yi et tout xam nga et aussi wax ñu jiite vraiment ñu teg bagage ci yoon xam nga ñu defaat ay defaat ay négociation pour suñu contrat yi ci pétrole bi ak ci gaz bi ak ci ressources naturelles sénégalaises yëpp xam nga et que vraiment ñu am jom xam nga góorgóorlu liggéeyal Sénégal xam nga liggéeyal askan wi ndax loolu noonu moo tax ñu teg leen fi xam nga teguñu leen fi pour ñuy liggéeyal seen bopp kase alors ñu ngi waajal aussi yeneen sortie yeneen single incha allah xam naa fier si fan yii di ñëw yesaay noonu la demee. d'accord yaa ngi wax léegi porteur de voix nga te si porteur de voix boobu ci dañ la dugalee woon prison yaa ngi doon def tam ay sorties ci Facebook bi réseaux sociaux yi di ŋàññu Macky Sall est-ce que tey jii dugg nga prison génn nga tax nga bàyyi li nga doon def. non parce que xam nga ñun bu dara dul dara ay citoyens sénégalais nañ ay doomu Sénégal nañ xam nga te tamit Sénégal. ñun ñoo ko war a mën a liggéey ñun ñoo ko war a liggéey xam nga loolu wareef la si ñun xam nga lu ma la wax yasaay et que aussi xam nga li ñuy xeexal suñu réew di liggéeyal suñu réew xam nga à travers musique bi ñuy def dañ siy jaamu yàlla xam nga voilà noonu la demee quoi alors suñuy combat xam nga ay combat de principe la quoi à la base xam nga alors combat yooyu noonu moom yaakaar naa du mës a jeex quoi yasaay parce que dëgg moom saa waay boo si nekkee moom yaa ngi si dëgg quoi. noonu la demee waaw du xaalis du intérêt du leneen ak leneen quoi dëgg la fekk mu nekk loo xamante ne nii xam nga wareef la si en tant que citoyen sénégalais en tant que doomu Sénégal xam nga pour liggéeyal suñu town liggéeyal suñu réew xam nga ba pare ndax aussi di si jaamu yàlla tamit kon combat boobu mënul jeex. yesaay noonu la demee gis nañu ne combat yu bari porté nañ ko fii lu si mel ni ay Y'en a marre ak yeneen ci xeex loo xam ne sénégalais yi la ñor mais dañu dem ba ci biir après ñu gis leen ñu bàyyi est-ce que yaakaaroon yéen ñi ngi di xeex yenn affaires yi loolu tamit du dem ba dal leen. non ñun moom vraiment yàlla nañu yàlla musal si gis suñu bopp wala beew xam nga wala dem ba benn jamono alors ñu jënd la xam nga wala vraiment corrompre la xam nga war askanu lëmb xam lu wala su boobaa yow yàq gaay yéen a yem su boobaa yow warkat nga xam lu ma la expliqué te aussi association malfaiteur bi si ñoom ngay mujj bokk xam lu ma la noonu la demee ñun ndax mooy li ma la wax ñun suñu liggéey ak suñu lépp lu ñuy def dañ si jiital ragal yàlla ak gëm yàlla ak dëggu xam lu ma la wax yesaay noonu la demee moo tax moom vraiment moom incha allah moom duñu mës a war askan bi noonu la demee te duñu mës a war somi suñu public quoi. Dakar Buzz am na koo xam ne jëloon na ko fi muy wuyoo 10 000 problèmes ñu koy wax nen taw moom tamit gis nañ ko opposition la nekkoon mais léegi dafa changé li nga xam ne moom mooy parole am parce que nee na opposition bi dafa metti ba pare tamit amul mucc opposant la leen di nax bu marche amee wala yooyu doo fa gis kenn koo xam ne doomu opposant la wala ku bokk ci opposant yi donc yow loolu ban lecture nga si am. waaw vraiment yéen waa Dakar Buzz ñi rafetlu seen liggéey si vraiment yu bëri yi ngeen def pour askan bi mais vraiment rafetluwuma li ngeen jëlee seen micro dem di ko tendre. waaw ku si mel ni citoyen la comme yow citoyen nga comme man ak keneen. waaw dëgg la dëgg bien vrai que ni citoyen la mais ñooñu baaxuñu si askan bi xam nga lu ma expliqué voilà ñun 10 000 problèmes xam nañ ko quoi ñun si dëgg bi nee la ñun fii nañ juddoo fii nañ màggee fii nañ yaroo xam nga temps bi ñun ñoo xam moom xamante ne bu baax suñu biir xam nga lu expliqué maintenant muy wax nii xoola gënuñu dëkk maintenant man maintenant laa juddoo. falaa màggee falaa yaroo rue 9 angle 16 kusum xam la expliqué c'est-à-dire ñooñu baaxuñu si askan bi moom ak âge am 40 ans et quelques instant mënul fexe ba am jabar am doom nekk responsable xam la expliqué mais ñu dañ ko gis bërki Demba Ndiaye mu def vidéo di saaga Selbé Ndom
di ko dagal ay dagal yu ñaaw xam la expliqué loolu vraiment yooyu noonu rafetluñ ko quoi xam la expliqué ñun ñoo ko ëpp xadar gën ko waga gën ko metti est-ce que la expliqué te teewul ni ñoo ko gën a bëgg lu baax gën ko correct xam la expliqué affaire bi du loolu quoi ay xaañu tëbaka dal naan ay rang ay yëfu dof ya loolu mooy lan ñun soxla oui mais attends Khalifa rang bi slogan am la comme yéen tout rappeur ku nekk am nga slogan boo xam ne moom rang lay def peut-être que yow am na leneen loo xam ne moom ngay waxee mais pare tamit gis nañ ko bu mu saagawee Selbé après jéggalu na nee na équipe nationale fu mu toll ci moom loolu moo tax dafa meroon rek mais nu mu munti demee na wax li muy wax ñun ñoo ko gën a mer fuuf xam lu ma la wax na wax lépp lu muy wax te bañ si dugal ay saaga mun naa am doom boo xamante ni moromam lay nekk wala mun na jur sax ku ko mag moom xam lu expliqué am yoo xamante ni vraiment xam nga rafetul tamit quoi la moo tax bi muy saaga mu saaga Selbé kase te wax na ñeneen ak ñeneen la moo tax saagawul ñooñu xam lu expliqué noonu la demee quoi booyee noonu vraiment maa ngi sensibiliser sénégalais yëpp ñu boycotté leen parce que baaxuñu si askan bi duñu ay responsable xam la expliqué te jëriñu dara Sénégal yow moom 10 000 problème boobu lan la def si hip hop boo compté single am benn wala ñaar si la yam xam la expliqué waaw dama ni la même bu defee ay single yu bëri sax single yi benn amul qualité te gisoo leen ko fenn dañ waxante dëgg te yàlla tax te kaso bi lay jël di mu boo naan ay kaso bi te kaso bi moom 15 jours la fa def xam nga expliqué ñun def nañ si kaso bi plus de 150 jours 4 mois 28 jours te mu boowuñu kaso bi na bàyyi kaso bi mu boo naan ay yii ay day sóob du sax dem si kaso bi xam nga expliqué ñun xam nañ baax na mais kaso bi tam metti na metti goo xam ni boo fa duggee génn fa ba nga mën a xalaat ñi nga xam ne ñu ngi foofu bien sûr loolu yëpp dëgg la xam nga kaso bi dëgg la metti na et tout mais moom li muy wax noonu naan ay kaso bi ay jagaa bi lii dëgg la ni yooyu yëpp ay jamono amoon na mais instant lu bëri changé na tamit ñun dañuy wax dëgg te yàlla tax xam nga bien vrai que lekk bi baaxul sax kaso bi xat na tëddaay bi baaxul aussi paquetage bi dugg na fii génn fii tàngaay bi xam nga loolu yëpp dëgg la mais situation yi mi ngi amélioré wu mi ngi changé xam nga loo expliqué na bàyyi kaso bi muy jël di ko muboo jëlmaan yi xamuñu ko te lijjantiwuñ ko jëlmaan yi fu nañ ko jàppee aliéné xam nga loo expliqué te même pas loolu sax mais kaso bi ñun en tant que porteur de voix ñu ngi jàppale jëlmaan yi jàppale prisonniers jëlmaan nenn kaso nga ko mën a jàppalee mooy kaasal ko ay àqam ak ay yelleefam ay droit am parce que yoon moo ne képp ku ñu munti jàpp si 6 mois war nañ la mën a enquête ba pare juger la xam nga expliqué jëlmaan noonu nga ko mën a jàppalee si teg pression maanaam justice bi xam nga ñu àtte leen ku si nekk xam fooy tëddee xam nga parce que da ngay gis ñoo xamante ni da nga leen di fa tëj ay 5 ans ñu juger leen fekk 3 mois da nga leen waroon tëj xam nga expliqué te loolu du yoon xam nga côté boobu da ngay mën a jàppalee mais kaso bi bien vrai que am na ay innocent mais am na ñoo xamante ni tamit dañoo def ñu andi leen fa xam nga expliqué ñoom ñoo mën a toog maanaam purger seen peine xamaat seen bopp xam ne bu ñu génnee xam nga dañ teguwaat si yoonu baax ñu jàppale leen bu ñu génnee ñu def seen réinsertion sociale xam nga noonu nañ mën jàppalee jëlmaan yi quoi mais pas ay affaire ñëw taxaw dof-doflu ay da ngay toog lii xam nga vraiment kooku noonu daal man waajooju noonu moom vraiment 10 000 problème xaw ma da ngeen ko boycotté te combat am doon mën a sax aussi temps yàgg yi xawoon na noble parce que mu ngi doon kaasal askan bi xam nga alors vraiment ñu gis ko vraiment mu commencé à maanaam war askan bi parce que yaakaar moo tax mu changé discours waaw loolu la rek xaalis rek xam nga ñooñu moom genre yooyu noonu moom mais gis nañu tam mooy ni nga ko waxee porteur de voix nga yéen tey jii la moo tax bu président Macky Sall defee ay yoo xam ne baax na ci askan bi tam du ngeen ko wax leen côté bu bon bi rek ngeen di gisee lan moo waral loolu waaw parce que lu bon li moo ëpp téeméeri junni yoon xam nga lay expliqué voilà def katu lu bon moom def katu lu ñaaw moom saa waay bu defee lu baax moom saa yow sa boobu sax da ngay tiit da ngay ragal lan la fi def lu baax ñu gis ñu baax lu mu fi def de scandale yi ñoo ëpp téeméeri junni yoon may la su tamit seen xeex bi bu ngeen ko wootee dinañ leen wuy si parce que gis nañu ne bi ngeen di xeex affaire pétrole bi da ngeen nekkoon ay milliers de personnes léegi bu ngeen woote bee da ngeen di sax vous avez du mal à regrouper ay 10 wala 20 personnes yooyu gis nañ nit ñi dañu commencé daw est-ce que tamit nekkul dañ leen xaw a weddi wala yéen combat bi ngeen doon mëne ngeen am attanatul non man côté boobu noonu moom yaakaar naa ni vraiment bu dee si cadre maanaam si sénégalais comme li ñu xalaat muy aar lu ñu bokk xam nga aar lu ñu bokk ñoom seen bopp war nañ mën a maanaam góorgóorlu xam la expliqué def seen ay réunion xool ni ñu war a woo xam la expliqué waaw te bañ a jël affaire bi bëgg ko def ay affaire de utukaayu xaalis xam nga lu ma lay expliqué noonu la demee wala ay passage pour leneen xam nga nañ bàyyi tricher bi teg lépp si yoon xam nga mu bañ a nekk ay affaire de intérêt ay affaire de yaama neex wala yooyu xam nga nañ woo doom Sénégal yëpp xam nga ñu war a woo si politiciens yi woo leen société civile bi ñëpp ñu woo leen ñu teg ay réunion xool bu baax xam nga
ñuy tegee programme yi xam nga expliqué voilà bu ko defee aussi programme yi sénégalais yi di si gis seen bopp xam nga expliqué mais mënuñu tey par exemple ñu woote fii suba ñu woote feneen wala leen ak tamit xool aussi jour yi ñuy woote xam nga. mais Sénégal rab bi mi ngi dox wala doxul bu baax. waaw Sénégal moom dëgg la ni moom rab bi dox na xam nga ku si nekk ak la dugal si rab rek xam nga mooy lu ma la wax ñii dañ siy dugg pour wut xaalis ñii dañ siy dugg pour am succès pour siiw ñii dañ siy dugg pour liggéeyal seen réew ñii dañ siy dugg pour joxe ay message ñii di si dugg pour liggéeyal seen borom xam nga mais ñun moom personnellement moom rab bi moom dox na si ñun ñu ñuy sant yàlla bu baax di si gis suñu bopp tamit bu baax alhamdulilah. yasaay alors Khalifa rappeur la vraiment di jaajëfal sénégalais yëpp xam nga di leen gën a sensibiliser di leen gën a ñaax xam nga si que ni vraiment Sénégal ñu ñëpp ko bokk xam nga lu ma la wax waaw Sénégal ñu ñoo ko mën a liggéey xam nga Sénégal ñu ñoo ko war a sàmm ñoo ko war a aar ñoo ko war a defar ba mu mel ni pays développé yi xam nga lu ma la wax. yasaay am na ay dëkk yoo xamante ni saa waay li am pétrole Sénégal foofu pétrole sax feeñu fa. te doomu réew yooyu bi nga fa juddoo dañuy judd rek seen état commencé leen fay chaque mois xam nga bu ñu demee ba nekk responsable xam nga seen état jox leen ñu tax jabar jox leen kër ak lépp xam nga expliqué te loolu yëpp xaalisu dëkk bi la te ñun suñu économie moo gën a diis ñoom seen économie fuuf ñoo leen ëpp ay ressources xam nga ñoo leen ëpp koom-koom xam lu ma la wax. alors wee le problème quoi problème bi si dirigeant yi la si njiiti la ñoom ñoo jël Sénégal aaxi moo ko séddoo ko ak tubaab bi ñun askan wi gisuñu suñu bopp si dara Sénégal xam nga suñu jeunes yi di kaas bëgg dem si pays développé ak non non nañ toog fii xam nga àndandoo xeex liggéeyu Sénégal te vraiment ñuy jiite ñu ngi leen di teg pression di leen ñaan aussi ngir yàlla te yàlla tax te loolu noonu sax moo leen war te par force la xam nga expliqué suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu ressource naturelle zircon bi or bi xam nga lépp nañ ko teg si yoon quoi. contrat yi ñu jëlaat yëpp seggaat ko xoolaat ko xam nga expliqué jar na sax balaa ñu koy signé ñu yóbbu ko assemblée nationale wala woo société civile bi ak opposant ñëpp toog jotaay ñu signé contrat yoo xamante ni intérêt Sénégal lay nekk Sénégal na si gis boppam. Guy Marius Sagna aussi nañ ko bàyyi mu ñibbi xam nga expliqué deful dara. te waxuñu leen bàyyi mais Khalifa avant ngay terminer est-ce que tey jii yaakaaroon ne comme yéen ni ngeen waxee nii ak teg ñu lu mu bon président Macky Sall mooy kilifa ci dëkk bi est-ce que amu woon benn ton boo xam ne moom ngeen mën a waxee ak moom wala ngeen jéem a xool nu ngeen toogee waxtaan mais bàyyi hardcore bi ngeen di andi. ah président Macky Sall moom bu fekkente ni ñun ñoo ko fal mu war ñu liggéeyal ñun xam nga expliqué waaw ñu jox ko respect aussi parce que mun nañ wax maanaam. mais li lépp li ñuy wax dëgg la te yàlla tax xam nga expliqué saaga wu ñu manqué wu ñu respect xam nga expliqué xëy na kàllaama mooy dëgg rek xam lu ma la wax mais moom si boppam jëmul dara pour intérêt population bi wootewul dialogue woote dialogue boobu noonu ñun gisuñu suñu bopp xam nga expliqué parce que booy sooy wootee da ngay woote sénégalais yëpp wala nga woo maanaam mais pas ay tricherie est-ce que la expliqué noonu la demee ci li nga xam ne mooy actualité ñu ngi wax tamit am na ay lobby yoo xam mu ngi fi muy LGBT wàllum góor jigéen ñu bëgg ko imposer fi ci Sénégal ba am na ay rumeurs yu wax tamit am na kaamil alxuraan yu am boobu couleur yow porteur de voix nga te dégguñu benn nga wax ci affaire bi. non man wax naa si. waaw parce que xama bien vrai que ni maam affaire lobby homosexuel yooyu noonu xam nga état bi ñoom ñu ngi si fal ñoom ñoo war a jël seen responsabilité xam nga loo expliqué dugg si cool yi waaye kenn déggu leen ñun cool yi fi mu ñu gënoon a metti xam nga mooy ñoom seen lobby yi ak maanaam artistes yi ñu jël pour ñu propager leen seen image xam nga loo expliqué ñooñu bi ñu ñëwee maanaam sénégalais yi parce que sénégalais yi dofu yu xam na ñu demee bi ñu demee ba gis ni lii nii ay affaire de lobby la pour liggéeyal homosexuels yi et tout xam nga expliqué ñëpp ñu si war a wax nañ si gis nañ ay artistes rappeurs yu si wax ay porteurs de voix ak ñeen alors ñoom lobby homosexuels yi ak artistes yi leen di liggéeyal xam nga porté wuñu plainte kenn wala newuñu dañuy porté plainte kenn sauf que ni ñu ñëw ne dañuy ñëw si imam Kanté ne dañ koy porté plainte te imam ça représente toute la communauté islamique toute la communauté musulmane xam nga expliqué alors loolu noonu nax metti woon nañu trop xam nga expliqué parce que imam Kanté li mu waxoon noonu am na ñu bëri ñoo xamante ni wax nañ lu gën a
metti lu gën a dangereux joxe ay preuve yu gën a leer nañ yi Imam Kanté wax ak li Imam Kanté joxe xam nga lay expliqué mais ñooñu ñëpp kenn faalewu leen kenn porté wu leen plainte léegi ñu dem si Imam Kanté dañ koy porté plainte pour bëgg toroxal islam wala tuutal diine ji xam nga lay expliqué loolu en tant que porteur de voix metti nañu xam nga et que ñu gis ñoo xamante ni xam nga vraiment matuñu ay kilifa ils ont déçu tout le peuple xam nga ku si mel ni ay Thione Seck Pape Wali Seck xam nga ñooñu vraiment seen sortie xam nga ñu dénoncé ko wax yu ñaaw yu ñu wax xam nga ñooñu la procureur war a woo du ay Guy Marius Sagna xam nga expliqué voilà ñooñu la état bi war a woo xool lu ñuy defar ñoom ñu xeex lobby homosexuel yi jëlee leen fii parce que Sénégal lañu nekk dëkku jullit la nee nañ plus de 90% musulmans li si des ay chrétiens ay góor jigéen ay franc-maçon xaj waruñu fi xaj xam nga expliqué alors Thione Seck li mu wax ñun génn nañ wax lu gën a metti téeméeri junni li Imam Kanté wax te wax nañ ko mu porté ñu plainte la moo tax porté wu ñu plainte li nga ko wax ñoom seen bopp dégg nañ ko bu baax a baax a baax. bu la defalee dara tey nga jël suba bu ñëwee di la defalaat lu mu bëgg si yow da koy am nañ waxante dëgg te yàlla tax ñun si dëkk bi nañ dëkk saawaay ay Kilimanjaro bi mu fa doon tëgg góor jigéen da nga fa doon fees dell booy bi ay soirée góor jigéen da nga fay fees dell te booy bi yàgg na def ay jéye góor jigéen gis nañ ko feex saak sol na fi yëre jigéen xam nga expliqué waaw ay yëfu góor jigéen léegi lay def moom moo tooñ boppam te moo tooñ Sénégal parce que tamit ñun bu ñu waxee si moom ñun faale yuñ ko lu jëntu yuñ ko dañ nekk ay porteurs de voix xam ni am na masse populaire boo xamante ni nit yi jeunesse bi surtout ñu roy si moom di ko topp alors jeunesse boobu noonu moo tax nag ñuy sensibiliser te wax nañ jeunesse sénégalaise ñu boycotté Wally Seck parce que baaxul si askan bi voilà ñun moom dañuy wax dëgg te yàlla tax xam nga expliqué nga tëral ñu ren ñu loo ñu munti def xoola saa waay xoola ñun ñu suñuy nekk ñu jaamu yàlla ñu siy jaamu yàlla te dëgg nañuy dund te moom nañuy wax te yàlla tax te dëgg moo ñëkk te moo mujj xam nga expliqué alors booy bi sensibiliser nañ ne vraiment askanu Sénégal na ko ñëpp boycotté xam nga ma la wax waaw man su ma ko gisee man du ma yee fitna te violent wu ma du ma tooñ mais sama maam Khalifa rappeur ku ko xam-xam ni mooy làmmiñu askan wi xam nga dañuy waxal askan bi di wax askan bi yëpp di si gis seen bopp xam nga expliqué looloo tax ñuy wax yàlla def na démb la Wally Seck gis naa ko Almadi fi mu dëkk noonu mi ngi loué 3e étage man ki ma doon seet 2e étage la dëkk xam nga expliqué bi ma demee fekk fa ay nitam yooyu toog ak ay yalwaankatam ak yooyu yëpp xam nga expliqué man bi may ñëw xëy na ñu ngi may xool sax ay xoolu genre comme ku indi fitna wala dara non man doxuma si yooyu te amul lu may wax ak ñoom xam nga expliqué dama romb dem sama yoon xam nga expliqué. kon nuyoo ko. nuyu ndox ma xëy nuyu ma ko. boo ko rombee doo ko nuyu te xam nga ko. parce que dañ ko meree voilà dañ ko meree wax ji xam nga sax lan nañ koy wax moom bu dee dëgg la est-ce que la expliqué bu dee du góor jigéen li mu mujj def si tojaange drapeau góor jigéen la sol c'est dangereux c'est très dangereux léegi xam nañ bëgg du góor jigéen. papa ji jurul góor jigéen na jël drapeau bi du xotti woon na sac bi na jël drapeau bi taal drapeau bi bu taalee drapeau bi ñu nangul ko ñu xam ni xoola toroxal na askanu góor jigéen xam lu ma lay expliqué te su boobaa ñun sénégalais yëpp ñun xoola man premièrement man coodu jib ma baalu ko àq ne ko doo góor jigéen te yàlla tax na taal drapeau góor jigéen bi ñu xam ni xoola du góor jigéen ba t-shirt yi bëri na fi la moo tax sorul t-shirtu nee na Baye Fall la moo tax sorul t-shirt Cheikh Ibra Fall la moo tax sorul t-shirtu Amadou Bamba ak yéen la moo tax sol mooy Sénégal xam nga ñun xam nañ ñu mu demee duñu ay ngaaxa xam nga expliqué xam nañ bu baax nu mu demee alors ñoom xam nga nañu génn papam tamit na génn baalu ak askan bi moomul nit yi xam lu ma lay expliqué mënul génn saagat femme sénégalaise yëpp naan ay waale ku ko ne xaw ma góor jigéen na jël doomam xoola wax yu ñaaw yooyu noonu. après jégalu na ci nag Khalifa. dama ni la. na génn man dégguma fu mu si jégaloo dama ni. point de presse moom loolu mën naa ko seet parce que nee na dafa juumoon donc li mu wax dafa juumoon mi ngi jégalu ñëpp. waaw mais dama ni ak seen imaam yi ñu jëloon yooyu noonu yëpp ñuy tuumaal imam Kanté di tuumaal islam naan imam Kanté moo leen yónni pour ñu ñëw baalu sul ko ak xanaa ku tooñ mooy baalu ak imam Kanté leen tooñ mooy baalu ak imam Kanté di liggéeyal Sénégal ñu siy gis seen suñu bopp. du dëgg la moo tax porté wuñu plainte la moo tax porté wuñu man porté wu ma plainte la moo tax. li nga wax nii nag bu ñu ko déggee mën nañ laa porté plainte de. ba nag ma porté plainte déggalu ma la. buñ la porté plainte tey jii déglu ma buñ la porté plainte est-ce que mën nga andi ay preuves yu wane ne Wally góor jigéen la. ba ñu àgg foofu mais dama ni la ñoom bu ñu porté plainte
combat bi doo sax nekk ñun ak ñoom ñun ak lobby homosexuel yëpp lay doon est-ce que am na expliqué ñun xam nañ bu baax nu mu demee xam nga nañ bàyyi seen dof-dof luy xam na expliqué Imam Kanté bi ñu jël ñoom seen lobby yi ne par force kii nañuy porter plainte ñu dem ba si biir xam ni sénégalais yi yeewu nañ comprendre nañ bu baax nu mu demee xam nga ñu génnaat si ba pare na bëgg salir deru islam may gis seen ay yenn clochard di génn naan ay xaw ma ay muxaddam xaw ma lan di saaga da nga leen bëggoon wan ni rek ñoom ni ñu amee ñoom ay dunguru am ay martaat ñuy génn di saaga ay Imam Kanté yooyu naan ay xaw ma ñan nañ lem seen genn toog si di saaga muxaddam yi di saaga suñu nit yu baax yi islam tamit noonu la amee ay ndaw yoo xamante ne nii xam lu expliqué ay volontaire nañ quoi dugg bàmmeel ak dugg kaso ak leneen nañ ak dund lu neex nañ yamale est-ce que lu expliqué moo tax ñu génn wan leen ni islam mooy dëgg te dëgg moo ñëkk te mooy mujj xam lu expliqué voilà noonu la demee xam nga te nañ génn baalu ak ñoom ñëpp nañ génn baalu ak askan wi xam ne ñoom ñoo tooñ laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yesaay noonu la demee dëgg moo ñëkk te moo mujj ak lu ñu jaay doole xoolal noonu la demee yesaay jaan jëf yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon seetaan suñu waxtaan ak Khalifa di rappeur artiste compositeur jaajëfal nañ leen jox leen dig daje beneen yoon ak beneen invité